salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu ngeen gisee fi ma taxaw nii bâtiment bi sama ginnaaw ngeen war a xam fan laa nekk tey ñu ngi fii ci Cambérène ku ne Cambérène nag xam ni Cambérène dëkku diine la dëkku Seydina Issa Rouhou Laye ñu nekkoon tey ci wàccaayu préparation appel bi muy le 5 ak le 6 avril fii ci Cambérène Yoff ak Ngor looloo waral tey xale Cambérène génn ci sesatal bii nga xamante ni moo fi am tey jii ñu doxantu tuuti xool affaire yi nu mu tëddee. ñu ngi fii taxaw ak benn responsable ci Cambérène mu ngi tudd tonton Ibouka tey ñu ngi ko fekk fii ci bale bi ñu laaj ko impression ak avem tey ci li nga xamante ni waa Cambérène ñu ngi koy def tonton Ibouka maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay di naan la Laye Makhtar di ñaanal suñu sang suñu xalifa Baye Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla bàyyi te may ko wér li nga xamante ne nii ñu ngi koy sentu muy appel bi yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla ubbil ñu ci ay xéewal lépp loo xamante ne ni yaakaar nan ko ci yàlla nan ko ci am impression bi ma am mooy kontaan rek am fierté suñu dëkk tey jii boo gisee jeunes yëpp génn nañ ak mag ñi mobiliser wu pour bale pour mën a teeru suñuy ngan ci appel bi ñu jëm. waaw vraiment parce que loolu aussi jeunes yi ñu ngi ci am taxawaay bu rafet yéen ñi nga xamante ni aussi yéen a bokk ci responsable Cambérène ni ñu gis ni yéen tamit am ngeen ay taxawaay yu rafet ci dëkk bi te franchement jeunes yi ñu ngi nemmeeku loolu tamit ràññee ko si di leen ci remercier bu baax. ma kàddu gu njëkk ak gu mujj mooy ñun Cambérène rek la ñu am fu ñu mën a dem lu ñu mën a def Cambérène la ñu am Cambérène la ñu bëgg kon Cambérène su taxawee ni day setal il faut ñëpp jàpp ci di gërëm dëkk bi yëpp di gërëm sëriñ yi di gërëm suñu sang yi yàlla bàyyi leen fi ñoom it gërëm chef de village gërëm maire suñu dëkk di wax nii la rek booloo mooy doole nan jàppante rek bëggante suñu jàppante bëggante rek incha allah dina am lu ñu bëgg ci dëkk bi. incha allah kàddu yi rafet na merci beaucoup tonton Ibouka si taxawaay bi ñu ngi lay remercier bu baax a baax LTV. ñu ngi fii ba tey taxaw ci Cambérène taxaw ak un jeune responsable muy Liba Seck Laye Sarr moom mi nga xamante ni ñi si ñu jiite bale bi ci la bokk ñu koy laaj ay impression tey ci bale bi ak nu muy waajee appelu Seydina Limamou alayhi salaam Liba Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa LTV di leen ziar bu baax di rafetlu seen liggéey di kontaan trop ci seen teewaay tamit fii ci nga xamante ni fi la ñu nekk tey di Cambérène di taxawal loo xamante ni wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee di waajal appelu Seydina Limamou Mahdi Muntazar di ñaan itam yàlla ñu ci yàlla defal ndam comme ni ngeen ko gisee nii rek tey ñu ngi nekk fii di setal dëkk bi ndax yaakaar naa ku woote dëgg yàlla war ngaa góorgóorlu ba ñi ngay woo bu ñu ñëwee nekk ci jàmm nekk ci set nekk ci lu sell comme ni ñu ko waxee woon démb rek dañu nekk di waajal appel bi nag dafa bëri nun koy waajale tey fii la ñu nekk di setal mais comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ànd ak Moussa Sy monsieur le maire Moussa Sy maire Parcelles Assainies ñu koy ñaanal moom tamit ci taxawaay bi nga xamante ni moom la am ci dëkk bii di Cambérène moom xam na lan mooy rôle am wax dëgg yàlla ndax mënoon na toog parcelle boobaa kenn du ko fekk di ko wax dara mais bu bàyyee ay soxlaam ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi vraiment dañ koy rafetlu di ko ñaanal yàlla na yàlla jàppale ko comme ni ma ko waxee li ñu gën a neex nag ci ren ci suñu bale bii tey mooy li metti Cambérène bépp metti sax waa parcelle mooy 2 voies yi te wax dëgg yàlla am nañ ci lu ñu neex parce que tey monsieur le maire Moussa Sy
wax nañu ni ndem soob na yàlla suba ci lundi bi dina commencé pavage bi li nga xamante ni moom la waa Cambérène yëpp doon bëgg waa Parcelles yëpp bëggoon ko loolu moo ñu gën a neex ci mbir moo tax tey amuñu lu ñu wax dañuy wax rek ni ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy sant yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na yàlla yàggal ko ci liggéeyam may ko doole bu baax ba lépp loo xamante ni su mën na ko rek mu mën ko yeggale ci jàmm quoi loolu moo am na solo. merci beaucoup Liba Seck Laysa kàddu yi am na solo lool parce que tey ki nu taxawal nii tamit kenn du ko présenté comme ni ko Liba Seck waxee nekk na koo xamante ni taxawu na waa Cambérène par rapport ak liggéey bu ñuy def lépp lu nu mën a sumb aussi loxo mu ngi ci biir muy Moussa Sy maire Parcelles Assainies tonton Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu ngi gis sa taxawaay fii ci Cambérène gis par rapport ak liggéey bi ni nga ci taxawee jeunes yi aussi tamit ni ngi leen taxawoo si appel bi ak leneen li nga xam ni Cambérène ñu ngi ciy dugg ñu laaj la sa impression tey ci liggéey bi ak préparatifu appel bi sa xalaat loo ciy xalaat. waaw sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Muhammad gërëm suñu waajur bi mu ñu sant bu baax Baye Laye mi nga xam ne moo tax ñu ñëw fii tey. di santaat bu baax nag parce que bu ñu yàlla mayee ñu fekkee 138e édition ñëwaat ren yàlla du ñu may ñu jëm ci ñu nekk fi tey di defaat li nga xam ne moom la ñuy def at bu nekk ànd ceeg waa Cambérène yëpp waa kër Baye Laye waa kër Maam Seydi njaboot bi yëpp communauté bi mairie Cambérène population yi association yi daayira yi vraiment lii dafa rafet mobilisation exceptionnelle ñëpp génn comme ni ko Baye Laye diglee dëkk bu sell kër yu set sell ak set donc teeru gan yi teeru taalibe yi màggal bés bi donc je pense que loolu dafa am solo ñoo bokk ci nag sant yàlla la tiyaaba la boo xam ne amul fu mu toll amul fu mu yem donc ñu ngi ñaan yàlla bu déwénee yàlla mayaat ñu fekkee ko ñu yàgg ñëw ci li parce que lii yiw rek la yiw nga fi am yiw yiw donc vraiment ñu ngi sant Idrissa ak njaboot bi yëpp njabootu Baye Ablaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wër ñoom ñëpp ñu yàgg ànd ñun ñi fi nekk ñëpp bu déwénee ñu fekkeewaat ko parce que lii barkeelu la te ñun waa Parcelles nag Cambérène moo ñu xàllal ñu dëkk donc ñun suñu devoir mooy lépp lu Cambérène sumb ñu jiitu ci donc loolu moo tax ñu ñëw fii si turu waa Parcelles yëpp pour màggal bés bi teewal waa Parcelles Assainies di ñaan yàlla doon lépp doon yiw ñaan buñ fi ñaan lépp luñ fi jàng yàlla suñu borom defal ñu ko xéewal. merci beaucoup tonton Moussa kàddu yi rafet na taxawaay bi aussi rafet na fi nga tëjee fi nga daanelee foofu laay ubbee muy Chérif Idrissa Thiaw Laye ñu koy ñaanal ci barke maamam yal na yàlla taxawu ko may ko gudd fan may ko wér gis nañ taxawaay bi mu am ci Cambérène ak ci jeunes yi te lépp rafet na macha allah merci vous êtes sur la LTV. yàggal fi Seydi Abdoulaye noo ngi lay ziyaar ay waa yàggal fi Seydi Abdoulaye la ilaha illallah la ilaha illallah noo ngi lay ziyaar. waa ñu ngi fii ba léegi Cambérène ñuy ko continuer li nga xamante ne suñu naataango Sadio Laye moom moo ko doon def tonton Mamour ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla dolli seen jàmm yokk seen xéewal. actuellement tey noo gisee nettoyage bi si dëkk bi. waaw souvent journée yu mel nii ce sont des journées yoo xam ne journée yu spéciales la parce que dafay tax tey jii Cambérène yëpp génn benn ànd nekk benn ku am sa matériel indi ku am sa ndox indi ku am sa xaalis indi lépp ngir taaral bis boo xamante ni mooy waajal woote Seydina Limaamu alayhi salaam ñu bëgg gan yi bu ñëwee fekk au moins dëkk bi set ba ku fi ñëw au moins sa xol mën a sedd daal. waa gis nañ mobilisation bi nga xamante ne noo leen di waajalee appel bi. appel bi lii déjà dafa bokk si waajal appel bi. ndax boo fekkee da nga war a teeru ay gan. Cambérène di doon journée boo xam ne journée bu spéciale appel yi ndax fi la ñuy ubbee appelu Seydina Limaamu alayhi salaam. ndax sang bu tedd bi Seydina Issa Rohou Laye fii la tëdd. te ku fonkoon environnement la. donc ñun bu ñu bàyyee ba ñuy ñëw. dëkk bi mel na moom naka su dul noonu suñu gàcce lay doon. ñii nag si waajal appel bi nañu jël journée spéciale muy chaque année. une semaine avant appel bi def journée boo xam te ne ñëppay ñëw génn ñu rafetal suñu dëkk. taaral bis bi ba bu gan yi ñëwee ñu mën leen dalal si dalal bu jekk daal. loolu moo waral tey jii gars yëpp génn tey jii ngeen gis tey jii ñëpp ku andi sa matériel andi nga ku am sa ndox andi nga ku am sa pelle andi nga ku am sa camion andi nga lépp pour taaral bis bi daal waaw. jërëjëf tonton Mamour ndax yaakaar naa kontaan naa ci tonton Mamour comme ni mu tënkee waxam rek mooy watasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñoo ngi woo mboolem jullit ñëpp si appel bi.
leen yoon wi réere nga sañ ko wane kon bay lay gi gudul di te rawlem ci yam neex te lamboowul ak teex tànqees koy wane ba tey ñu ngi fii ci Cambérène yéen ñuy suivre LTV ñu taxaw ak suñu benn xarit Libaas Lo macha allah nit ku baax a baax ñu koy laaj ay questions yi nga xamante ni moo jëm ci wàllu set-setal bi ak appel bii di ñëw Lalo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen ziar xanaa ñu sànni ci rek quelques mots en espagnol pour sunu mbokk waa diaspora bi. Buenos días a todos. Aquí estamos en Cambérène, una ciudad muy religiosa, fundada por el imam Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salam, ibn Seydina Imamul Mahdiul Muntazar. Entonces estamos en los preparativos del appel de Seydina Imamul Laye, el número 139, en sus datos de aniversario. Por esta ocasión aprovechamos para agradecer a todo el mundo, a todos los ciudadanos de Cambérène, toda la umma islámica, en particular a la comunidad layène. Agradecemos más a nombre del Khalifatul Muslimin, el Hadji Seydina Ababacar Laye Thiaw, el Hadji Ablaye Thiaw Laye, perdón, ibn Seydina Issa Rouhou Laye, Khalifatul Muslim. Y rozamos a Dios que le deja en vida con mucha salud, muchísimo más vida. Pues seremos también encantados de dar las gracias a todo el pueblo de Senegal, en particular las ciudades como Yoff y Cambérène Ngor, en particular. Más allá, toda la comunidad islámica. Agradecemos a todo el mundo. No sé qué decir más, pero estamos muy felices en los preparativos y esperemos pasar un feliz appel 139 en su número. Así que muchas gracias a todo el mundo. xanaa Libaas ñu laaj la aussi lan nga xalaat ci LTV ak lan nga mën a wax sa mbokku espagnol yi pour ñu gën a mën a xam page LTV bi. Bueno, para empezar otra vez, agradecemos a Dios y su profeta Seydina Imamul Mahdiul Muntazar a nombre del Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, Khalifatul Muslim. Bueno, la cuestión de saber la iniciativa que cubre este appel de Seydina Imamul Laye, estamos presentes aquí con la televisión LTV, una televisión fundada con unos chicos con mucha voluntad. Y así hacemos una llamada a todos los ciudadanos layènes, en particular a los que viven al exterior, como nosotros, que se llaman los de la diaspora. Entonces invitamos a todos que dar una mano empujando a estos chicos a la televisión LTV, que tenga una buena continuidad, que tenga un buen futuro. Así que agradecemos todo apoyo que vendrá más allá del exterior a todo el mundo, en especial a los chicos de la diaspora, la comunidad layène en particular. Gracias Lalo. Comme li mu leen ko waxee mu ngi invité mbokku espagnol am yi pour ñu ñëw fekkee appelu Seydina Limamou alayhi salaam yi di ci nuyu ñëpp di ci ziar ñëpp kooku moo nekkoon Libaas Lo suñu xarit suñu espagnol bu mag bi taxawoon fii ci LTV merci beaucoup. bu koy demal xew yaa billahi mooy Abdoulaye Jarama Mam Seydi Abdoulaye Jarama Jarama mami Baye Jini Thiaw Jarama Jarama mami Alala Jarama 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 Mam Seydi fala taqisu bil أشياخ أنه
waa ñu ngi nii Cambérène ba léegi ñu taxaw ak ki nga xamante ne mooy tonton Yero Diagne tonton ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu wér. waa tonton gis nañ initiative bi nga xamante ne def nga ko ci nga xamante ne mooy wàllum regard yi léegi lii lan moo loo si jublu. waaw asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di ñaanal sëñ Abdoulaye yàlla na fa yàgg lool te wér. amiin amiin. lii li mu ci jublu mooy damay bañ ku tuur ndox ci kaw tali parce que dama am benn bis fële sama buntu kër benn bis ñëw romb taxal ñu bare quoi. après si laa wax ak samay copains samay doom yi. ñu leen nu ñu def benn association. di jéem a initier benn affaire pour que kenn tuuti tuur ndox ci kaw tali bi. man leen ni ma defal ay regard. ni ma defal regard yi li des man maa ko yor quoi. bu ñu defaree regard yi jour bi ma jëkkee indi benn kii bi mel nii du may wax ne xanaa lii lakk koy yàpp la. man leen non c'est ay déversoir la. dafa am décanteur. boo ñëwee boo sotti ndox bu amee mbalit. da ngay ñëw dindi si da ngay décanter. mbalit mi sotti fële. y en a pour 5. ci dëkk bi yëpp ñu def ko uniquement rek pour setal dëkk bi parce que Seyna Issa ku set la. ku set la. bëggul salte. ñun nga xam ne ñu ay saabaam. ñun itam du ñu war a set. waaw dëkk bi dëkk Seyna Issa la lépp lu fi waay def rek ci jàppale dëkk bi sa njariñ lay doon. waaw léegi gis nañ fi yi fi njëkkoon nekk léegi yooyu ban xalaat ngeen ci am. yi fi njëkkoon nekk nii dama koy boucher nii. waaw dama koy boucher nii. bu hivernage bu ñëwee. ma dindi ko. bàyyi eau pluviale bi daw. waaw mais chaque fin d'hivernage dañ koy fermer. parce que yii c'était uniquement fait pour eau pluviale. mais ñu dema dem ba waa dëkk bi ñëw di ci tuur ndox. bon tuur ndox bi nag ci kaw tali bi bon c'était pas évident. bon loolu moo tax ñu créé affaire boobu. parce que man la ak samay doom samay frère un certain Gora Mbaye Lamine Dabo Mansour. vraiment ñu si jàpp ñu ay vraiment ñoom daal ñoo si jàpp ba macha allah. waaw ñoo entretien bi itam ñoom ñoo ko yor. ndax li moom xam nañ ne initiative bu am solo la. waaye tey jii noo gisee mobilisation bi nga xamante ne jeunesse su Cambérène yëpp def nañ ko taxawu di setal dëkk bi. macha allah vraiment macha allah dëkk bi ñëpp gën nañu. parce que nga sëriñ si sax gën nañu. donc sant yàlla bu baax a baax parce que li ñu dëgmal nii 5-6 bi dafa am solo. dafa am solo ci àdduna bi. am solo ci Cambérène am solo ci Sénégal. donc moo tax ñun ñëpp ñu mobiliser tey pour setal dëkk bi parce que dëkk bi dëkku sain la dëkk bu war a set la. waaw loolu moo tax quoi. waaw jërëjëf tonton. kontaan nan bu baax. ñu ngi bëggee xam naa dañuy demaat ba ci kanam ñu xoolaat ay yeneen interview. amana bay lay gëm nanu la ilaha illallah ajibo da ya lay biba amana bay lay gëm nanu la ba tey ñu ngi fii ci Cambérène nekk ci quartier Pël ga ñëw fii fekk fi ay jigéen yu jàmbaare yu nekk ci liggéey bi ñu fekk leen ñuy lay ki leen jiitee di soxna Maymuna Thiaw bintu Chérif Abdoulaye Thiaw ñu laaj kay impression am tey ci liggéey bi nga xam ne waa Cambérène moom la ñu amee soxna Maymuna Laay maa ngi lay nuyu. Sadio maa ngi lay fay ginnaaw ba na sant yàlla du julli ci Seydina Limaam di ñaanal Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laay mu yàgg fi te wér di ñaanal ak lu bayti bépp góor ak jigéen mag ak ndaw di kontaan ci Cambérène di leen ñaanal li ñu sumba yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim mi génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na lu yàlla fayal bàyyi laay di ñaanal suñu waa ëtt bi nag ngéwal ak saareen benn ëtt la ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp yàlla na lu yàlla defal jàmm ñu fekk kat talk di leen ñaanal yéen seen liggéey bi yàlla na barkeel laay maxtaan. Amin Alassane ñaan yi am na solo ñu lay laaj tamit sa impression tey si appel bi nga xamante ni moom lañ jëm sa appelu maam bi. di la laaj fan ngeen ci tolluwaay yeeg gan yeeg préparation yi ak nan ngeen di woowee àddina bi pour ñu ñëw teewee loolu. waaw ñun ñi pare nañ yàgg na def nañ ay hôtesse nu róole ñi ngi commencé jënd bagage di teg woo nañu jullit yëpp mboolem kuy jullit ci àddina ñi ngi lay woo di woo seen yeneen mbokk chrétien yi ñoom ñu ngi leen di invité ci biir Seydina Limaamu Laay mi feeñoon démb ca Màkka nag ñëwaat feeñ fii ci Yoff ni aaji boo daaye laay
jërëjëf soxna Maymouna Laye kàddu yi rafet na macha allah. ñu ngi fii si Cambérène sur la LTV merci beaucoup. ba tey ñu ngi taxaw fii ak des jeunes yoo xamante ni ils sont très engagés muy ay xale Cambérène ñu jël seen propre initiative taxawal benn monument boo xamante ni mu ngi fii si Cambérène entre Sarène ak Atu Ngewel ñu jox seen responsable mu wax ñu si ay quelques mots Issa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax sanga bi ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax. di doom ja siiw na lu jiitu maam jaani woon tey ma bégle ci waaji doomi Roowa Raxmaan Baay Abdoulaye Thiaw jàmbaar yàlla ji jar naa way yaa xalla yoo nu diine ba mu yaatu lool Abdoulaye shukran laka doomi Roowa Raxmaan Baay Abdoulaye Thiaw ku sopp baayu go Thiaw lay ne lii ñu màggal ko yaa xalla yoo nu diine ba mu yaatu lool Abdoulaye shukran laka doomi Roowa Raxmaan waaw ñu ngi ñaanal Serigne Abdoulaye mu yàgg fi lool tànn ak wér kon bu ko defee day jox Assane rek mu jàllale kii bi. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar lu bari di siyaar Seydina Limaamu Almahdi alayhi salaatu wa salaam ñuy woo mbooloo mi di leen xamal ne ñun ñi nga xamante ne ay jeunes nañ fii dëkk si Cambérène entre quartier Pëlga ëttu Sarène ak Ngéwal ñu taxawal fii benn monument bi nga xamante ne monument bi dinañ ko inaugurer le 3 incha allah bu soobee yàlla ñu siy woo axlu bayti bi yëpp di si woo mbokk yëpp di si woo laayeen yëpp fu laayeen nekk rek ñu ngi lay woo si jour bi ñu koy inaugurer muy le 3 avril bu soobee yàlla. merci beaucoup Assane merci beaucoup Issa mu nekkoon ay jeunes yi nga xamante ni ñu ngi leen di invité ñoom ñëpp le 3 avril si seen inauguration bi di ñaan Cambérène gi yëpp taxawu leen Serigne Seck sang yeeg ñëpp nekk seen ginnaaw incha allah ndax bés bi daal lépp ala dawme Seydina Limam moo ko waral merci beaucoup pour la LTV. bismillahi rabbul karim marsiyali bu seeni doomi Limaamu yàlla yaay buur bi jël Ibrahima seene te dang nuy jël ëllëg ñu seeru Limaamu la saxiir wax si marsiyaab Seydi Mbay de ñu ngi fii ba tey ci Cambérène taxaw ak un jeune responsable yi bokk ci responsable Cambérène yi jiite jeune Cambérène yi bokkoon aussi ci waañu Chérif Ousseynou Laye farlu si diine ji ñu ngi taxaw ak tonton Libaas Diop tonton Libaas Diop ñu ngi lay nuyu. waaw di nuyu di ziar di ñaan xalifatul muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye yal na yàlla doolu wéram doolu suturam guddal fanam ak njaboot maam Baye Laye yëpp ak waa axlu Laye yëpp. ñu ngi lay fay tonton Libaas di la laaj aussi yan taxawaay ngeen am ci préparation appel bi. waaw comme ni ngeen ko gisee appel Seydina Limaamul Mahdi jullit ñi ñëpp ñu ngi koy waajal ndax Baye Laye ñëpp la woo moom mooy yeneen humanité bi. waajal yi bari na ay fànn boo demee Yoff ñu ngi koy waajal Yëmbal Ndakaaru boo demee Europe États-Unis ñu ngi koy waaj également mais fii ci Cambérène dafa spécifique parce que fii la ñuy ubbee appel bi ndaxte fii moom mooy capitalu laa ilaaha illallaah di capitalu diine ji Seydina Issa Rouhou Laye nekk ci bopp bi nga gis nag dëkk bi yëpp mobilisé wu nañu góor jigéen mag ak ndaw pour lépp loo xamante ne nag mën nañ ko tuddee salte ci zahir ñu génn ko yóbbu ko ca àll ba ndax ñi ngi waajal ganu yàlla yi Baye Laye dafa woo nit ak Guinée kon ganu yàlla yi nga xamante ne ñoo nar a ñëw dal fii ci Cambérène te commencé nañ ñëw foog waa Cambérène waajal leen set setal bu baax dëkk bi bu loolu wéy def naa ni état major yëpp taxaw nañu quartier boo dem organisation boo dem kër goo dem def naa ni mobiliser nañu l'ensemble lépp lu ñuy tuddee ressource moo xam ressource moyen financier la wala en denrée alimentaire même menu yi même les menus yi nga xamante ni boo demee référence ci Seydina Issa Rouhou Laye avec la table servie même menu yi defar nañ ko mu nekk ay menu yu am solo pour teral ganu yàlla yi te nag foofu fi ma ciy jëlee référence et muy Chérif Ousseynou Laye nga xamante ni ku fonkoon nag bis bi la ku fonkoon appel bi la daan na ko waajal ci waajal yi am dimension
génne ay moyens yu colossal génne ay xeetu idée orientation yu wóor yu solide partagé ko ak jàmm yàlla yëpp pour que ñu teral ganu yàlla yi bokkoon na ci li nga xam te ne gënoon na ko farataal daan ko liggéey waa ñu Seydina Issa Rouhou farlu fi diine ji Ansaarullahi université Seydina Issa mooy ñu togg ay ñam yu doy ay variété yu bari teral jàmm yàlla yi kon aussi ñi ci profité di ko ñaanal yàlla dolli ay leeram Chérif sa leer du fay Chérif Lom Carrefour jàmm yàlla yëpp ñu ngi leen di xaar fii ci Cambérène incha allah tawhid bi dina jolli incha allah bernde yi dina bari incha allah lépp luñ fi ñaan ci barke Chérif Abdoulaye yàlla dina ko nangu ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant. jërëjëf tonton Libaas Diop kàddu yi rafet na macha allah parce que fi nga génn moo ñu dugg daal muy Chérif Ousseynou Laye yal na yàlla yokk leeram taxawaay bi mu amoon ci Cambérène ak jeunesse su Cambérène bi yal na ko maamam fay si barke Baye Laye alayhi salaam merci beaucoup tonton Libaas. merci c'est gentil. nga koy game koy sa maam mooy Rasul Chérif nga yaay doomi Roowalaay di ci Baye Laye Rasul ya Chérif xalifa la san gërëm na laay te Seyful Islam gërëm na laay muy Abdalaay ndax te doy nga leen yow am nga ndam doomi Roowalaay Chérif nga yaay doomi Roowalaay di ci Baye Laye Rasul ya Chérif te sax bu may seet yow yaay docteur de la jeunesse ndax defar nga noo wo man nga noo sa nga jubal nga nu yaa dëggal sa waxe maam Rasulullah Chérif nga yaay doomi ñoo ngi fii taxaw ak tonton Doudou Sarr ñëpp xam nañ ko ci Cambérène mën nañ ko tuddee sax l'ami des jeunes moom mi nga xamante ni moo yor association kaddu gi tey mu taxaw fii ci setal bi nga xamante ni moom la ñuy def fii ci Cambérène ñu laaj ko lan la fiy def taxawaayam ak lan la gis tey jii ci appel bi nga xam ne moom la ñuy préparé tonton Doudou Sarr maa lay nuyu. waaw maa ngi lay fay li jiitu maa ngi ziar sunu xalif ci Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ñaan yàlla guddal fanam sàmm njabootam yëpp comme ni nga ko waxee sunu taxawaayu citoyen la parce que fi la ñu dëkk Cambérène dañu am te ku nekk xam ne tey ñu ngi waajal appel bi muy 139e anniversaire de l'appel ñu yaakaar ne kenn ku nekk war nga mën a taxawaay bu am solo boo xam ne dina tax événement bi ñuy jóg vraiment mu jëm ci kanam si beneen fànn bi nag man damay coordonner benn activité si benn mouvement bu ñuy wax dynamique citoyenne pour le développement lépp lu ñuy yëngatu si wàllu développement la lu mel nii tey li ñuy def tey Cambérène muy nettoyage bi daf ñu concerné parce que action la boo xam ne dana tax dëkk bi taaru te li ñu ñaan mooy mu nekk lu pérenne parce que c'est vrai que événementiel la mais nag laaj na aussi ñu xalaat au lendemain set setal bi naka la ñu war def ba maintenir la salubrité. ça c'est très important parce que loolu tamit sàmm raxas baax na bale baax na mais sàmm ko ba ëllëg dootuñu ci fekk salte duñu ci fekk loolu tamit am na importance ñu ngi ci remercier jeunes citoyens ambitieux yi nga xamante ni moom la diriger moom tonton Doudou Sarr di ko remercier aussi ci taxawaayam par rapport ak activité bi nga xamante ni moo am ci Cambérène ñu lay laaj sa kàddu bu mujj. suma kàddu bu mujj mooy tey boo seetloo dëkk bi boo commencé buñ dëkk bi ba Nations Unies dafa am ay parties prenantes ñun li ñuy ñaan mooy par exemple bu ñu jógee si lii nañu wootee def benn évaluation et puis pourquoi pas créer benn plateforme boo xam ne dafay lëkkale toutes ces parties prenantes pour que ñu organiser wu avec bien sûr l'autorité les autorités yi fi nekk que action yi ñu bañ ko bàyyi. loolu mooy li nga xam ne moom lay recommander parce que bu ñu ko defee rek Cambérène dañ ko mettre à l'endroit ba nga xam ne moom la ko sunu maam mu yonent Seydina Issa Rouhou Laye taxaw woon si ay jamono. vraiment loolu mooy suma mot baat bu gàtt voilà incha allah. merci beaucoup tonton Doudou Sarr kàddu yi rafet na xalaat bi rafet na ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa taxawaay merci beaucoup sur la LTV. maam laay la nu bàyyi laay jox laay la ñu bàyyi laay jox maam laay la nu bàyyi laay jox ñu ngi fii tey ak benn jeune Cambérénois ñu ngi ko fekk tey ci bale bi ñu gis ay activité am ak yëngatoom bon ku ko xool sax xam ni poussièreul macha allah Magay ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen sant yéen ñëpp ku si nekk ak leen sant di leen jaajëfal bu baax
di wax merci seen taxawaay yéen waa LTV di def liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la fii ci communauté bi bon tey nag ma ñëwoon jaar fekk leen ci nettoyage bi ñuy def ci Cambérène démb waa Parcelles ay woon Moussa si def liggéey bu am solo tey waa Cambérène yi ñu baare ak xel yëpp rek pour nettoyer di waajal appel bi nga xamante ni Seydina Limamou moo ko woote woon fii di woote bi nga xamante ni yàlla sunu borom moo ko jox di leen masawu di leen wax jaajëf di leen ñaanal yàlla ñu fekkaat Thank you so much Magueye comme ni mu koy waxee it's a very important message di woo mbokk àdduna bi yëpp ci appel bi merci beaucoup vous êtes sur la LTV. ñoo ngi fii ci Tali Ndiaga Mbaye bokk na ci quartier yi nga xamante ni ñoo gën a peuplé ci Cambérène ñu ngi fi fekk ay jeunes yu dynamique ay jeunes yu taxawal seen liggéey instant bi pour waajal appelu Seydina Limamou dañuy doxantu foofu bàyyi sunu naataango Jacques Ba le principal mu xoolal ñu gars yi nan la ñuy doxalee liggéey bi ak nu ñu ciy taxawoo. waa ñi ngi fi nga xamante ne mooy Cambérène Tali Ndiaga Mbaye ndax li ñuy wax rek bëgg a suukar bu deewee ci saaku suukar kenn du ko yedd ndax lii moo war jeunesse su Cambérène lii moo war doomu Cambérène lii moo war doomu Layène ma taxaw a fekk kenn sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. waaye yow taxawaay bi noo ko gisee nii mobilisation bi nga xam ne jeunesse su Cambérène def nañ ko. bismillah rahmaani rahiim ñu tàmbale di nuyoo ñëpp di sant ñëpp di ñaanal suñu xalifa tam musi ñoon Sëriñ Abdoulaye tam yàlla fi loolu dëgër lii wareef la force la dañ ko war a def jeunesse Cambérène du warul appel kese ñuy def lii dañ ko war a def saa su ne ndax bu setee ñun la setal yaaxoo tamit ñun la yaaxoo ñu war a defar saa su ne mu set buñ gisee mu tilim gis mbuus si mbedd sax dañ ko war a for sànni ko si poubelle bi moo gën rafet waaw dëkku yonentaw yonentee fi tëdd du sëriñ du wàllu yonente moo fi tëdd yonente Yàlla Isa doomu Seydina Limamou moo tëdd biir Cambérène buñ defaree rek suñu boobu lan defaree macha allah tey moom kontaan naa trop barka alxuraan li ma yëg tey mosuma ko yëg si 27 septembre barka alxuraan léegi ban noo may waxee si wàccuwaay bi si appel bi ban wàccuwaay ma xam yan taxawaay ngeen ci ak nga ci am. sant moom ñu ngi waaj moom ñu ngi waaj ci côté yëpp waaw ñu ngi waaj ci côté yëpp mooy loolu ñu ngi waaj ci côté ñi ñuy tooroo gani ñu ngi waaj ci côté ñi ñuy premier jour ba deuxième jour yëpp ñu ngi waaj ci côté yëpp daal pare nañ ci côté yëpp daal instant yi moom bis bi ñëw ñu motal suñu mission looloo def instant yi pour le moment pare nañ ci côté yëpp daal macha allah. kon daal si gàttal yaa ngi woo ñëpp. waaw maa ngi woo ñëpp monde entier ñëpp maa ngi leen woo amul murid tijaan xaadir ñëpp maa ngi leen woo bisu appel bi ren incha allah. ndeysaan jërëjëf sëñ bi comme ni mu ko waxee rek appel ren bi nga xamante mooy 5 6 avril ku ñëwul ku ko raté di nga tardé loo xamante ne kenn du waxtu la ko nettali wasalaam. lay am ngang may baay lay am ngang may seyda la am ngang may baay lay am ngang may seyda lay am ngang may baay lay am ngang may seyda la LTV loolu la leen indiloon ci ay reportage fii ci Cambérène gis nañ jeunes yi nu ñu taxawee seen taxawaay rafet na macha allah bale nañu dëkk bi lépp setal nañ ko ñu jox suñu naataango Jacques le principal mu sànni ci ay kàddu bu ko defee ñu tàggatoo. waaw jërëjëf soxna Sadio Laye ndax yaakaar naa képp koo xamante ne rek yaa ngi yeewoo ci dëkk bi sa xol sedd na yaakaar naa képp ka nga xamante ne rek ab doomu Laayeen nga sa xol sedd na ndax gis nañ tey doomu dëkk bi jeunesse su Cambérène ni ñu mobilisé woo taxawu lii nga xamante ne mooy seen i dëkk parce que lii rek lan am amuñu lu ëpp yonente Yàlla Isa amuñu dara loo xamante ne moo ëpp lii nga xamante ne mooy woote sanga bi kon Sadio gis nga ni tey ji introsé nga fi ay kilifa waxtaan nga fekk ku nekk mais ñi ngi dunda li nga xamante ne nag mooy watasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu ñi ngi ciy woo ku nekk soxna Sadio bëgg naa nga defal ma benn synthèse si li nga xamante ne moom nga fi liggéeyee suba ba léegi. voilà Jacques Ba merci beaucoup di invité suñu mbokku internautes yi si appel bi nga xamante ni moom la ñuy wàcc muy am le 5 le 6 avril fii si Cambérène Yoff ak Ngor di ci woo waa diaspora di ci woo tamit monde entier bi yëpp di leen incité aussi ngeen dem si page LTV ngeen liké. topp commentaire yi te incha allah di ngeen gis yu bees a bees yu rafet loo xamante ni moom lañ leen di indi ci appel bi incha allah du ngeen ci raté dara dinañ dugg ci waañ yi dinañ dugg ci kër yi dinañ wane sañse yi te bu boobaa incha allah lépp lu ngeen bëgg gis rek ci appel bi di ngeen ko ci gis merci beaucoup merci Jacques. merci ci taxawaay bi. LTV pour vous servir soxna Sadio Laye Thiaw merci beaucoup.
maam lay lay la la